ñi ngi leen nuyu yéen ñëpp di am mbégte ci dajawaat ak yéen ci barab bu sell bu tedd bi ci kër Serigne Touba ngir waxtaane loo xam ne dafa jëm ci wàllu màggal gi li ñuy gën a dikk ak yéen nag mooy ci li nga xamante ne bi mooy programme bi ñu tëral ak yi nga xamante ne bi aussi moom lañ nar a def ci biir màggal gi am na ci yoo xam ne commencé nañ ko am na ci yoo xam ne ñu ngi ci am na ci yoo xam ne ñu ngi ci suñu kanam loolu lépp nañu da ko def ci ndigalul kii di nga xam ne moo di xalifa général des mourides di Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké yàlla na ko suñu borom yàggal te yokk ak wéram ak kii nga xam ne moo di président comité d'organisation bi di Serigne Bassirou Moussa Khadir ak ki nga xamante ne bii moo di coordonnateur bi moo di Serigne Ousmane Mbacké day mel ni fii tey commission yi fii teew moo di commission culture et communication ndax loolu ñoom la gën a soxal ci biir loolu Serigne Mor mais teewal na fi nga xam ne moo di Rob Rahim nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu culture ñoom lañu ko dénk Serigne Modou Mbacké lépp lu jëm ci presse bi hébergement bi ak restauration bi ci loxoom lañ ko teg ak Serigne Modou bi nga xam ne aussi moom itam yor na ci banqaas bu rëy boo xam ne dinañ jël si waat léegi ci ak coppite ci am beneen commission bi moo di commission relation extérieure di Serigne Cheikhouna Mbacké ndax ren innovation bi ci gën a am moo di ne commission yi duggante bi dafa yokk ba li ñuy def dañ koy def en l'intégration nga xam ne commission bu ci nekk la cay cërëm bi ci wàllam dañ ko yëkkati jox ko muy lu doxal loolu moo tax ba colloque international bi ñu organisé lépp loo xam ne jëm na ci gan ñi nga xam ne dañuy jóge bitim réew loolu volet boobu moom moo ko yor moo ko géré te loolu aussi di volet bu am importance ci màggal Touba ndax kenn ku ne xam na ne màggal gi léegi dafa am dimension mondiale fu ne la àdduna si di jóge la nit di jóge di màggal si kon aussi loolu lu am lu rëy la loo xamante ni moom aussi dina ci dellu si bu dee li nga xam ne moo jëm ci programme bi am na ci loo xamante ne bi Serigne Bassirou waxal na ko boppam muy activité yi nga xam ne danañ ko def premier safar loolu aussi foog naa di lu yees loo xamante ne bi kenn ku ne gis na li nga xamante ne bii noonu la amee solo ndax bu ñu fàtte ne li nga xamante ne bii mooy li sëriñ bi jiital ci lépp moo di jaamu yàlla bernde waaye jaamu yàlla gi moo di jiit te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a soxla Serigne Touba mu di jàngam alxuraan ak jàngam xasida bi ñu def ko ci njiital ki nga xamante ne bii moo di Serigne Mountakha Mbacké ak ki nga xamante ne bii moo di Serigne Amsatou moom Serigne Chouaïbou bu loolu moom lañ def ci le premier safar léegi aussi ñu bari gis nañu li nga xam ne mooy xew nga xam ne bu safar jotee rek daanaka fépp foo xamante ne bi ay daayira ña nga fa dañuy dajaloo di ko màggal ren loolu dañ ko gën a structuré dañ ko gën a kuréel ba nga xamante ne bi tey ji boo demee Ndakaaru loolu mooy activité ba nga xam ne moom lañ koy def mboolem li nga xamante ne bii mooy quartier yi nekk ci biir Dakar fenn fu nekk daayira ñu ngi organiser seen bis safar bu ñu demee nag ba ci le 29 octobre dimanche incha allah ñun ñëpp danañu daje fi nga xamante ni moo di Massalikul Jinaan ngir def fa conférence bu rëy boo xamante ni mbooleem daayira yi nekk Ndakaaru lañ fay dajale ngir tëjee ko bis yooyu kon loolu foog naa ne lu am solo la loolu aussi ñu koy def ci foofu ngeen Ndakaaru nga xam ne moo di Serigne Mbacké Faye nga xam ne moom moo fi représentant khalife général des mourides loolu moom moo koy saytu beneen activité bi nga xam ne naa ci taxaw tuuti mooy lu jëm ci wàllu caravane bi bu ngeen fàttalikoo wala même ngeen dellu ci archives yi caravane bi dañ ko tàmm juróomi at bi nag suñu borom dimbali nañu ba man na foog naa fu bare ci réew mi dem nañu fa moo tax aussi caravane bi dañ koy dakkal caravane bi amatut léegi nag dañoo taxawal leneen loo xamante ne bii moom moo koy wuutu ñu tudde ko sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba ci tànki Serigne Touba ala achari Cheikh loolu moom moo koy am na aussi changement ci contenu bi ndax léegi li nga xamante ne bii moo gën a soxal ñoom bu ñu jóg ba tey Serigne Modou Mbacké bi moo ko jiite su ñoom suba lañ koy tàmbali léegi li leen gën a soxal mooy gëstu bi ak itam fépp foo xam ne dem nañ fa la nga xam ne mooy jeexitu Serigne Touba ba fa nekk loolee ci la ñuy gën a def jiite nga xam ne kon day mel ne gëstu bi ak xam-xam bi
fi ñu toll nii moom lañ jiital ci même mobilisation bi ndax loolu day mel ne suñu borom dimbali nañu ba lañ ci bëggoon am nañ ko ca kon nag léegi itam def nañ ko juróomi at loolu dañ koy bàyyi jël nag beneen jógin boo xamante ne bii loolu aussi foog naa yéen bari na ci ay spécialistes en communication xam nañu loolu mbir boo ko defee ab diir dina baax aussi nga yeesal ko indi leen loo xamante ne bii la nga doon def da ngay jàngate loolee lan moo ki nekkoon ay gàllankoor lan moo ci baaxoon luñ ci war a yokk luñ ci war a wàññi su ko defee nga indiwaat leneen loo xamante ne bii kat foog naa dina ko mën a wuutu te lépp avancement lay nekk loolu moo tax foog naa ne ñu defee ko noonu ren bi lañ koy tàmbali moom itam incha allah dinañ ko def ay at yu bari fépp koo xamante ne Serigne Touba demoon na fa ci biir réew mi ak ci bitim réew fépp koo xam ne am na jeexitu Serigne bi ak képp koo xam ne seqoon na ak Serigne bi dara dinañoo fa dem saytu loola gëstu ko dajale ko ànd ak yéen journalistes yi nga xam ne ñoom lañ ko daa àndal su ko defee aussi yéen loolu day nekk ay documentaire yu am solo ci yéen nga xamante ne bii foog naa loolu mooy ëpp folklore bi mooy ëpp aussi nit ñi nga xamante ne bii loolu moom liñ ci bëggoon am nañ ko ci kon ñu ci sant yàlla di ci sant aussi ki nga xamante ni moo di Serigne bi boo xamante ne bii aussi leneen li nga xam ne nag mooy li ëpp solo mooy colloque bi nga xam ne jëm nañ ci muy 3e colloque international sur le soufisme ren ñu ngi koy def le 6 novembre dëppook 16 safar buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm colloque bi ren thème bi mi ngi nekk soufisme et développement kenn ku ne xam na ne defoon nañ fi colloque boo xam ne thème ba foog naa mi ngi nekkoon soufisme face à la crise loolu mooy ko premier colloque bi ñu ngi ko defoon en 2011 2014 ñu defoon 2e colloque moom itam thème bi mi ngi nekkoon le rôle du soufisme dans la oumma islamique ren ñu dikkaat 3e colloque 3 ans après moom itam di nar a wax ci soufisme ak développement loolu aussi peut-être li may fàttali moom ne dañ ne woon ñetti at yu nekk danañu def colloque international sur le soufisme invité ci ay gan yu bare bare yu jóge bitim réew yoo xam ne ay kilifa diine la ñuy doon wala ay kilifa aada wala ay borom xam-xam dajal leen ñu waxtaan ci thème bool leen ak kàngam yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Touba ak kàngam yi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi te xañ na du ñu sax bokkuñu tarax ak ñoom ñëpp nga dajal leen ñu toog waxtaan ngir jëm ca tënke dara kon ren colloque boobu ñu ngi koy def le 6 novembre buñ ci yàlla yóbbu thème bi aussi dafa nekk thème bu am solo ndax bu ñu waxee soufisme ak développement kenn ku ne xam na ne àdduna si koom-koom bi dafa gën a yokk développement bi dafa gën a yokk wante aussi ci geneen fànn day mel ne li nga xamante ne bii moo di nit ñi nga xam ne dañuy ñàkk mooy nit ñi nga xam ne dañoo sonn dañuy gën a bari nga xam ne kon day mel ne li nga xam ne moo dox ci diggante ñi am ak ñu néewle waxtu bu nekk rek day yokk kon am na jafe-jafe boo xam ne moo nekk loolu ana lan moo ko indi moo di ne kat ñi nga xamante ne bii tey ñoom ñoo ëpp doole ci àdduna si xañ na suñu borom mayu leen chance bu nekk ay jullit bay dox doxinu l'islam moo tax kon ñu ne loolu am na lu rëy loo xamante ne bii soufisme indi na ko ci l'islam indi na ko ci sëriñ bu mag bi indi na ko ci kon nag ñun loolu yi mooy li nga xam ne mooy li ñu gën a bëgg wane mooy jël ay valeur dugal ko ci wàllu koom-koom jël éthique dugal ko ci wàllu koom-koom nga xam ne kat léegi duutuñu rek topp duutuñu rek topp man-man day nekk am boo xam ne day ànd ak jikkoy lislaam am boo xam ne day ànd ak yërmaane am boo xam ne day ànd ak séddoo am boo xam ne sax la koy lal moo di nit jóg xidmawu liggéey ngir jëm yàlla te du gisante genn pay bu dul pay ak suñu borom kon loolu yi moom la ñu bëgg a indi ñu am ci ñetti objectif ba ci jiitu moo di ne dajale borom xam-xam yi nekk fii ak ki nekk ci bitim réew ñu bokk toog waxtaan ngir génne dara ñaareel bi moo di aussi ñu indi génne li nga xamante mooy njàngaleem Serigne Touba ci fànn googu te loolu aussi li ki Serigne bi def foog naa ñoo ko ci def bariwul kenn ku ne xam ne ci yéen ne Serigne bi bu li mu daan wooyee liggéey mooy sàkk lu lew kon baat boobu rek am na lu muy signifié kon mooy la nga xam ne léwul lu mu bari soxalu Serigne bi te loolu tey moo indi jafe-jafe ci àdduna kon nag njàngale moomu li nga xamante ne bii su ma nee njàngale mooy li nga xam ne bind nañ ko tënk ko ci ay téere ak li nga xam ne aussi communauté mouride jëf na ko ndax jëf nañ ci jëf ji am solo ndax tey sur le plan économique kenn ku ne gis na doole ji nga xamante ne bii ñi nga xam ne ñooy taalibe yi am nañ ko kon loolu yi moom la ñu bëgg a génne wane ko beneen bi nag moo di ne naka lañ mën a def ba sukkandiku ci loolu nga xam ne moom la Serigne Touba bi indi
ba nag mën a suqali suñu réew ba mën a suqali la umma islamique ba mën a suqali adduna si kon ñetti objectif yooyu mooy ñi nga xam ne moom lañ am ci colloque bi ñu di ci jëm le 6 buñ ci yàlla yóbboo mu ndaje mu am solo moo xam ne ay borom xam-xam yu mag dinañ jóge ci réew yu bëree bëri teew si ko dina après sëñ moo dënd si thème yi du ma ci dugg loolu lañ koy bàyyee donc may ay borom xam-xam yu rëy la ñu nekk ci université yi nga xam ne ñoo gën a mag ci adduna si ñoo fi dikk fii ci biir Touba. te ren aussi beneen innovation bi ci am moo di dañoo lëkkale colloque bi ak màggal gi loolu li mu ñu may moo di gan ñooñu bu ñu dikkee danañu mën a fekk wàlle màggal gi loolu suñu Cheikh naa dina ko développé donc loolu aussi nekk loo xam ne aussi lu bees la loo xam ne lu am njariñ lay doon kon colloque boobu mooy li nga xamante ne bii ñu ngi koy xaar ci fànn googu am na aussi étude boo xam ne defoon nañ ko xam nga 2011 am na benn étude bu ñu defoon ci impactu màggal gi ban njeexit la am ci wàllu diine ji ban njeexit la am ci wàllu dundinu nit ñi muy société bi ban njeexit la am ci wàllu koom-koom réew mi ñu toog juróomi at yeesalaat étude boobu nag 2015 lañ ko commencé woon ñaari at yëpp bi yoon lañ ko dénkoon waa université Bambey ñoom ñu ngi doon liggéey nañ ci liggéey bu am solo rapport bi noppi na lépp pare na boobu aussi fas yéene présenté ci biir màggal gi benn bés boo xam ne dañ ko def en direct à la télévision invité leen yéen mboolem journalistes yi ngeen ñëw teew ñu présenté étude bi ba Sénégal gépp gis ko ndax c'est une étude scientifique loo xamante ne bii lu am solo la te loolu la mu génne mboolem loo xam ne dana jóge ci màggal gi di dem ci mooy li ñuy wax impact direct impact indirect effet indi loolu lépp la ñu modéliser génne ko ñu dem ba gis ne màggal képp dana li muy génne tuuti moo ko manqué 250 milliards 249 milliards 800 et quelques millions la donc loolu aussi dinañ ci dikk ñi ko doon def incha allah dina invité waat leen ngeen dikk teew ci benn gataay boo xam ne moom aussi lay doon kon foog naa du ma guddal.